asalaamaaleykum suñu mbokk internetu Kéwoulo TV nuyu nañ leen bu baax a baax ñoo ngi fi nga xam ne moo di Grand Mbao ginnaaw naka ak tiis bu daal di leen daal li nga xam ne moo di géej gi moo daal di nangu seen i kër yi daanaka ñoom ñëpp jamono ji ñoo ngi ci situation bu métti métti ñeen ñi sax ci école yi la ñu daal di fanaan ñeen ñi ñoo ngi wër ba tey ñu leen daal di héberger loolu moo taxoon ñu daal di fi teew ngir jël seen i kàddu ñu wax ñu réellement li nga xam ne moo di ndox bi nan la ñëwee nangu seen kër yi. Mardi 12 août 2025 ñu ngi ci Ndakaaru ci capitalu Sénégal tey jii waa Kéwoulo ñu ngi Grand Mbao li ko waral mooy géej gi moo fekki si nga xam ne mooy dëkkuwaay yi wala boog dëkkuwaay ñoo fekki la nga xam ne moo di bérébu ndox mi waaye li ci mën a am mooy lu toll fukki kër ak juróom ca li nga xam ne wax nañu ko géej gi daal di leen moom lan moo waral phénomène bi ndax phénomène bu bees la Kéwoulo doxantu si na ñëw fekk askanu Mbao Grand Mbao laaj leen la nga xam ne moo waral lii waaye première leçon bi nga xam ne moom lañu ciy tiré mooy gis nañu ni pratiquement amul benn mesure bi nga xam ne gouvernement Sénégal jël na ko pour dimbali askan wi nga xam ne tey pratiquement seen lépp ñàkk nañ ko. phénomène érosion côtière nee nañu yàgg na fi ndaxte am na mag yu bari yoo xam ne waa Kéwoulo waxtaan nañu ak ñoom ñu xamal ñu ni. pour ñenn ñi seen kër gi nga xam ne ca la ñu juddoo woon tey mu ngi ci biir géej gi maanaam géej gi jël na kër yi du benn du ñaar du ñett nettali yi ak témoignage yi bari na bu fekkee ne am na ñoo xam ne nangu nañu ñu filmer leen am nañu ñoo xam ne bëgg nañu wax mais bëgguñu feeñ lan moo waral situation bi lu yàgg la érosion côtière saa su ne ñu ngi koy wax gouvernement Sénégal jëmoon na ci xeex ci ay jamono waaye ñi nga xam ne ñooy population yi les concernés bu ñuy fàttaliku ki nga xam ne taxawoon na leen dañ doon wax ni Mamadou Seck ancien maire bu Mbao waaye it ki nga xam ne moo doon Djibo Leyti Ka ministre de l'environnement ci jamonoom. askanu Mbao tey ñu ngi taxawaat encore di tàllal seen loxo li ko waral mooy gisuñu kenn koo xam ne taxaw na pour dimbali leen digg ya nga xam ne tabaxoon nañ ko ci jamono yooyu digg yu ci bari tey géej gi la nga xam ne moo doon baare géej gi pour mu yegg si dafa mel ni géej gi. daan na ko mel ni mbëru lamb boo xam ne tëral na moromam. fii ci Grand Mbao ñu yëg ni li nga xam ne moo di géej gi dafa nangu seen kër yi est-ce que mën nga ñu expliquer problème bi nu mu ñëwee. géej gi de moom chaque jour ñoo xam moom nii rek at mu jot bu boo ma ne yàgg na yàggul parce que tout le temps nii la xale waale wu ma ko it parce que ñun ñii dañ toxu léegi ci kaw mais ñun suñu kër sax daanaka mu ngi si biir géej gi. parce que fii yëpp ay kër lay woon lii gis nga nii tabax bii nii lii démb la am diggante barki démb ak démb nag daaneel na fii ak fële barrage bi tollu fële barrage bi tollu fële yooyu def ko ji am na yeneen kër yoo xam ne jël nañ ci kanam. Bon, comme que c'est un ancien village parce que c'est l'un des plus anciens villages de la région du Cap-Vert bon érosion côtière bi nag yàgg na parce que man miy wax ak man ak sama grand frère bi moo ma mag mais man je suis né ici fii ci place bi ñu taxaw ni fowe naa fi à partir de 7 ans donc yàgg na donc xam nañ évolution maritime bi ni muy demee mais c'est des populations lébu qui vivent ici depuis des siècles waaw donc phénomène boobu la ñuy vivre au fil des années au fil des gouvernements malgré yi ñu fi def yëpp la lutte est immense bon fii nag bon tout le monde en parle mais mënoo wax sa village rek te bàyyi yeneen. mais dafa mel ni li nga xam ne moo di érosion côtière bi ngay wax du fi nga xam ne moo di Grand Mbao yëpp laal na fee nga xam ne moo di Yaraax ak Thiaroye-sur-Mer. waaw justement foofu laa bëggoon wax sax parce que mënoo wax rek benn wax sa côté rek bàyyi ñeneen ñi moo tax ma ne érosion côtière bi c'est tout le long jusqu'à la petite côte waaw parce que foo ci dem fekk nga fa sensibilité boobu bon ça on n'arrête pas nag la mer avec ses bras waaw parce que population autochtone yi nga xam ne ñu ngi fi dëkk bien que ñenn ñi am nañu sax ay kër faneen mais bàyyi nañ fi des parents yoo xam ne yi ils sont peut-être plus ou moins démunis amuñu ay kërën-kërën amuñu ay nu ma ko mënti waxee sax des moyens considérables pour mën a barrer quoi que ce soit des ay éléments de fortune rek la ñuy dajale ñëw def fi bon ku nekk xam ne bu nawet bi ñëwee ak waame bi beneen affaire la. maanaam suñu doon xayma dem ci barki démb bi ñaata kër moo daal di daal. waaw si man li ma xam man. man kii xamante ne man maa moom ñoo bokk benn papa. këram jël nañ ko fu mu nekk day yëpp ay bagages am di dem
borom charrette boobu moo ñu war a ñëw jël see yi beneen bi sama kër maam fii ci gannaaw fii ak ñaari kër yi ñaari néeg yi moom itam daaneel na leen ak benn saal sama kër maam kër gu mag kër guñ naa kër maam Mot Seck kër maam Mot Seck waaw moom tamit jël na fa benn saal ak benn néeg mu ndaw waaw. mbir bi bu muy xew guddi la woon wala bëccëg la. non bëccëg la. bëccëg la parce que démb la yóbbu sën bi fi la nekkoon dafa avancé woon nii mais fu mu nekk nii gis nga fu mu toll nii te fi mu nekk nii lii nii diggante fii mbaal mi nekk nii fii mbaal mi ne nii fi la sën bi ne woon tey sën fi ñuy tuuree daal xam nga comme ça ñun waaw kay day comme yóbbu na loolu après si la kii bi mabbe nii ba daa kii géej gi ñëw daaneel naa néeg bi tey la daanu waaw ba sama néegu càmmeñ bi fii nii borom mu ngi tudd Ibrahima Pouy ak kii fer la waaw. mais géej bi bu muy nangu li nga xam ne moo di kër yi bëccëg la woon wala guddi. Ça dépend ci heure marée yi parce que des fois guddi lay doon des fois fajar des fois bëccëg sax nga assister ci waaw day dox tuuti taxaw suivant les influences climatiques waaw noonu rek la mën demee parce que noonu nga koy assister. mais ñooñu nga xam ne nangu nañ jamono ji seen kër yi ñoom instant yan situation la ñu dund est-ce que am na ñu leen di héberger ou pas. waaw solidarité africaine ku wax lébu sax xam ne loolu moom caractère fiable la ci moom day héberger bu amee solidarité boobu nga wax ka nga bañ ci wax nga ñëw nga bañ ñëw boo ñëwee fi nga koy fekk mais solidarité ak aide daf aussi ci ay individualité dafa am fu muy yem donc fooy recourir à la municipalité c'est-à-dire le maire waaw la ville se crée Mbao n'est plus un village boo xam ne da nga koy pensé depuis les années 80 nous sommes en 2025 donc évolutivement c'est devenu une ville waaw l'État c'est lui qui encadre la ville parce que y a les fonctions administratives les fonctions politiques les fonctions sociales loolu lépp c'est pourquoi on élit un maire ak des maires au fil des années. mais ci maire boobu est-ce que maire bi ñëw na xool saytu seen coono yu ngeen di dund. waaw mu ngi fi parce que ce matin le préfet jaar na fi en tournée bien avant vous jaar na fi tout le long ànd ak les assistants du maire j'ai pas vu le maire exactement mais ses propres collaborateurs étaient avec lui avec les gendarmes les sapeurs-pompiers et les policiers donc ils ont venu constater waaw dañuy constater c'est leur devoir en premier waaw. léegi nag yéen bu ngeen ñëwee bu ngeen gisee situation bi c'est une situation boo xam ne bi day évoluer chaque année ça c'est une bande boo xam ne bi boo toogee d'ici 10 ans mën nga wax ne ça va disparaître ça c'est. jàpp nga fi ak 10 ans kër yi daal yu ñu gis jamono ji day disparaître. waaw d'ici 10 ans parce que tous les 10 ans il y a un phénomène comme ça moi j'ai assisté bien que néew mu fi woon pendant un certain temps mais de 2005 à maintenant au moins assisté nañu fi à 3. de ces attaques de ces semi-catastrophes parce que c'est pas entièrement une grande catastrophe waaw de ces petites catastrophes parce que on est obligé de vivre auprès de la mer waaw. la solution moom ça dépend la solution ne dépend que de l'État avec ses moyens avec ses projets ñooy xam li ñu war a mën a tëral fii en accord avec les populations lu leen ci mën a defar ñu defal s'il y a des gens à déloger waa faire habiter ailleurs mais c'est tant mieux waaw. S'il y a un projet de barrage de milliards, parce que maintenant on ne parle que de milliards, tu parles de millions, ici les gens vont te sourire. Sur cette portion de côte-là, à peu près 5 km, d'ici à Rufisque, ça fait 5 km de plage. Hein? Les gens viennent ici tout le temps, de la Zac Mbao, de Sicap Mbao, même de Keur Massar. Actuellement, c'est les vacances. yéen ñi nga xam ne géej gi nangu na jamono ji seen kër yi jamono ji fan nga ni dëkk ji. xamaguñu sax parce que ñu ngi teg bagage yi fii xamaguñu foo xamante ne fa lañ koy teg. surtout te borom kër gi nekku fi xanaa patiente rek mën naa am tamit yàlla ñëw.
géej gi fekk si wala nit ñi ñoo fekk si la ca wóor mooy ñeneen ñoo xam ne bëgguñu ñu filmer leen xamal nañu ni doomi aadama yi nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ak géej gi am nañu part de responsabilité la ko waral xamal nañu ni am na ñoo xam ne dañuy dugg ci géej gi di gas géej gi di jël li nga xam ne mooy ay xor di ko dem jaay ña nga xam ne ñooñu dëkkuñu ci wetu géej gi di ko defaree li nga xam ne mooy décoration. situation Thiaroye Azur situation Grand Mbao situation Petit Mbao situation Tëngéej ak ñëpp ñi nga xam ne mooy dëkku lébu yi nga xam ne ñoo nekkoon ci wetu géej gi tey. est-ce que maire bi ñëw na mu xool si leen li ngeen di dund jamono ji. ah maire bi de xam naa doon na jéem parce que barrage bi bu yóbboo ma ne moom moo ko fi defoon te am na si yoo xamante ne nii manqué nañu trop parce que lii itam bu fekkoon ne barrage ba lay continuer ne amaana ba mën naa am ba lii yëpp du mel nii parce que am loo gis rek waxtaan la te waxtaan woowu bu tant que jógul ba jóg na mu war a jóge yaakaar naa ne la dara du taxaw daal buñ ci jógee nañ ca war a jóge kon dara du mel nii mais taxawaay bi dafa des daal pour man te Grand Mbao normalement wax dëgg yàlla waru mën a mel nii waru mën a mel nii de parce que fii am na yoo xamante ne ay Abdou Karim Sall ñu ngi fi politique bu jógee de mais mën daal bu ñu waxee ba pare daal bu ñu paree après daal moom dañ daal pare nañ si. maanaam ñoom politique moo tax ñu fi. voilà man pour man loolu laa xam. politique moo tax mu fi ñëw xewuma liggéeyam wax dëgg yàlla rek moo ma tax di wax xewuma liggéeyam mais gaa nag des na daal parce que fii normalement même bu fekkoon dañ xëccee fële bu ñu xëccoon fële mu ñëw amaana ba li ñuy def nii duñ ko mel borom gaal yi dañoo mujjoon di jël seeni gaal di ko yóbbu Yaraax parce que bu dul woon loolu itam gaal yi day toj fii géej gi fu nekk nii te dal na dafa dal complètement mais dafa mel ni mbir bi du Grand Mbao kese waa Yaraax ak waa Thiaroye yéen ñëpp a koy dundandoo. wallaahi ajim loolu moom dëgg la parce que gis naa ko si TikTok mu nekk loo xamante ni lu tiis la lu metti itam mais sant yàlla bu baax sant yàlla. comme ni nga ko waxee léegi ki nga xam ne moo di Abdou Karim est-ce que moom ñëw na fi xool si seen situation bi ngeen di dund jamono ji alors que li nga xam ne moo di élection suñu ñoom dañ fi ñëw di leen naan pour ngeen voter leen mais su leen amee problème est-ce que ñoom dinañ leen jege. ah fa dëgg yàlla rek moo ma tax de mais fii moom man masuma fee gis Abdou Karim Sall fii côté bii tonton nag mu ngi nii parce que man dama dëkkee si kaw fi mais côté bii man masuma ko fee gis gaa moom xam naa ne moom fii si sëkk yi fii am na protège parce que protège bi moo nekk kii bi ngeen di gis barrière bi ngeen di gis na li waaw mais daal depuis feex 3 jours yi moom wax dëgg yàlla déggaguma ko fi man daal dégg naa daal ñu naan RTS ñëw na feex dugg na fii génn na fi ba am suñu benn bàjjen bu tudd bàjjen Mariam Cissé bi fi ñëw si suba ñëw xool après delluwaat mais gisaatuma fi keneen à part bu dul loolu. am ngeen député fii. waaw am nañ fi député ba. seen député bi est-ce que ñëw na fi xool si leen. Abdou Karim Sall mooy député. moom la mooy député mais gisuñu ko fi non gisaguñu ko fi.
maa ngi fi ak sama grand frère Mame Wassour Seck ñun ñu ngi dëkk ci quartier bi Ndiobène mais tout le long là c'est entre presque 3 quartiers quartier Ceekeen mu ngi fii ak Ndoyeen ci kanam donc tout le long de la côte ci quartier yi partout dafa daanu depuis avant-hier bi affaire bi commencé waaw loolu mooy situation bi actuellement. suñ doon xayma ci kër lu géej gi nangu jamono ci ñaata lay toll. bu dee rien que fi ma dëkk tu vas compter à peu près une dizaine wala une quinzaine de personnes yoo xam ne c'est des sinistrés mënuma comptabiliser nag yeneen quartiers yi mais ça va faire un nombre quand même considérable boo toppee fii tout le long dina am di nga fi compter un bon nombre de sinistrés waaw. ñaan ndimbal jamono ji lan lay doon rawatina li nga xam ne moo di géej gi nangu seen kër yi. ah ñu ànd ñu si kër yi seet fuñ ñu mën a dugal tam loolu yëpp daf ciy baax. tam yokk seen barrière bi jàppale tam parce que mool yi am na foo xam ne fu mu nekk nii fan la gaal di teer gaal amul fenn fu mu teer amuñu kee amuñu dara fu mu nekk nii bu ñu teeree dañuy daal di defaat brusquement rek pour delluwaat géej mën a tëmbalaat si gis ngeen gaal yi gis ngeen leen nii ñu ngi nii amuñu fenn fu ñu teer fi gis ngeen xeer yi dañu am benn place amul fi boo yéegee ba sa kaw boo fa la tam amul benn place boo xamante ne mën nga fee taxaw na nanga mënul ne loolu moom mënul nekk moom. dëgg yàlla géej gi nu mu avancé nii est-ce que yàqulu ñu bëri ñu doon jaay ci wetu géej gi di si daan seen doole. ah kay loolu moom partout la moom parce que moom danga daan gis ñoo xamante ne nii tam dañuy toog plage di jaay xale yu góor yi bu ñu ñëwee dañuy jënd ñi xamante ne dañ tàmm toog si géej di jaay tam seen kii yëpp day seen mouvement yëpp day coupé. lan mooy sa dernier kàddu. ah xanaa sant yàlla rek sant yàlla waaye bu doole ñu jël. amuloon ñoo xamante ne dañ doon jaay ci fii nga xam ne moo di géej gi te jamono ji géej gi daal dina avancé ba daal di jël kër yi ñooñu nan la ñuy def. waaw li ñu doon jaay fan. ñu doon jaay ci wetu géej gi maanaam instant yi ñoo ngi été maire yi bëri wala paay ba dañ doon daan seen doole di jaay ci wetu géej gi jamono ci. ils sont obligés d'aller comme tout le monde rek comme tout bon góorgóorlu d'aller trouver autre chose. waaw parce que tout près là derrière il y a une association des femmes se sont associées. Il y a un projet pour de la farine de poisson, hein? Genre ketchup, guédia, etc. Les femmes sont bien organisées, mais ils subissent les mêmes aléas que nous. Hein? Et puis, bon, faire appel tout simplement à l'État. L'État, c'est les autorités. Wow. C'est une question de sensibilité. On en parle depuis 30 ou 40 ans. Donc, man suma koy wax fekk fi samay mag ak ñuma mag fukki yoon ak juróom loolu rek lañ ci mën a wax waaw parce que nous amuñu sax un projet fiable boo xam ne bu ñu ko tëralee ça peut nous rapporter des milliards. On peut qu'être derrière l'État. L'État moom démographiquement xam na fi les plans existent depuis 1960 les gens savent ce qui se passe tout le long de la petite côte et même de la grande côte donc sensibilité boobu c'est tout simplement kañ lañ ko mën a wax l'État na ñëw di dimbali ñu xam nan lañ cay demee s'il y a quelque chose à transformer parce que nous sommes en 2025 nous ne sommes plus en 1980 ou 1970 où Mbao était cantonné dans une petite bourgade. Maintenant c'est la ville de Mbao. Waouh, c'est la ville de Mbao. Moi je me rappelle quand j'étais enfant et que nous jouions ici sur la plage on rencontrait des Français, des ethnologues qui venaient sur la plage et qui nous parlaient, bien qu'on était à l'école primaire, du projet de Dakar 2. Wow. Donc ça s'est concrétisé et maintenant nous sommes où? À Diamniadio. Toute cette bande-là jusqu'à la forêt classée de Mbao, c'est complètement plein. Il reste la petite côte, des efforts à faire pour le bien-être des populations. Wow. Merci beaucoup. Est-ce que ñu ngi toog croiser les bras jéemuñu am benn solution déedéet Kéwoulo daje na ak ay nit ñoo xam ne dañuy lu tubaab di wax dañuy colmater avec les moyens du bord lu ñu xalaat mooy jël ay pono def ci suuf foog nañu ni dina nekk barrière boo xam ne dina téye géej gi mu bañ a yegg si seeni kër waaye lu ñu ñëpp xamale nee nañ ñu filmer leen xool leen parce que fii ak fukki at bu ngeen dellusee fii lu ci bare kër yu bare dootuñu nekk fii. Mbao Force 5 moom daañu jàppale jox ñu oto ñu dem fóori ay pneu bu ñëwee ñu defar suñu barrage parce que tey jii nii loo waxati boo gisee ne ngaña ngi na dembaa ngi nii waxtaan wax dëgg sala nag nga Mamadou Seck moom fi jàppaloon si jamono bi Ablaye Wade barrage bii ngay gis nii defe naa waa miir bële naa 2011 la fi woon
Djibo Ka moo nekkoon ministre d'environnement moom la moom seg jaanoon si njëkk ba mu may ñu lii te yàlla ko taxoon mais nag voilà loolu lépp li ko jiitu suñu maire bi David xam nga ñu ngi koy jaajëfal di ko kii yëpp di ko remercier si actes yi mu def yëpp si commune Mbao rafet na moom macha allah mais le problème à nekk mooy bi mu nekkee ministre de l'environnement dafa waroon a profité mu xam Mbao li muy dund parce que yëpp fi la ko fekk tey jii nag métti na nag parce que tey ñun amuñu lu dul booru tefes bi mën noo jóge fii ne nu nga dem tubaab jalaaw la jëndi kër ak jamono ji fii kër nii kër mel tey ba deful ay millions doo ko am te nun dem géej teer jàppi jën séddu ko nuy mbokk nuy nawlee rek lan fi lan xam léegi nag loolu nag ba amee ñun li noo ñaan si état bu bees bi fi nekk muy Diomaye ak Sonko li leen di jaan moo la ngir yàlla war rasul bu fekkee nag tey mën neenoo dimbali dëgg-dëgg mu la Caaray Yaraax Mbaaw surtout Mbaaw Ndooyeen Cekkeen Njóobeen gis naa lii lépp li gis nii yëpp tey ay kër ya dem la démb. ñaata suñu doon xayma ci kër yi dem démb ñaata la. fii tey war a mën a toll si ay 15 chambres yaa xam ne tey dem na démb si diggante Cekkeen kese àggagunu Njóobeen àggagunu Ndooyeen presque baa xoolee jël na kër ak lumma gaa xam ne tey famille boobu yëpp démb lay dem kër ak lumma la ma la wax mu la Puyeen dara desu fa waxul ma la yeneen Puyeen gi ko sës ni Puyeen nga ndaw ay Ndooyeen yooyu fu côté yooyu yëpp ay néeg ya dem doo comprendre xamula lan la mais nag tey bu fekkoon na barrage am na tey solution boobu yëpp xëy na nit ñi dina am beneen satisfaction bay taxawee xam nga tey ne xam ne barrage bi am na la moo dam am na la moo wàññi parce que tey boo defee barrage tey ñoom état bee tëddee mën nañaa nelaw waaye ñun tamit ñu ngi si bërëb géej ba ñu tëddee mën nañoo nelaw parce que da nga xam ne tey lu mu sàmbaraax mën la jéggi barrage boobu la ñu méttiwul nag gis nga ñii wax na nii lañ ko nar a jàppoona ba yàlla ji feralee géejam nu ñëw samp nuy pëna ba waaw mooy nekk pëna yi noo defar nii ba débordé waatee nu bàyyi ba mu dalaat nu ñëw sampaat parce que ba wax ne ba damul rek ñun tamit duñ waaye duñ ban feebaree baax na xam nga loo tax parce que ñun noo fi dëkk fi lan am moom lan xam fi lan juddoo fi lan màggee fi lan yaroo nu lépp fi lan xam naa nag Momadou Seck mu judd Modou Seck mu judd fii 85 ba jusqu'à présent ba tey 2025 kooku laax nay at yooyu yëpp fi lan fekk. mais ñi nga xam ne géej gi nangu na seen kër complètement ñoom jamono ji fan la ñuy dëkk. waaw ñeneen ñi ñu ngi leen yóbbu si ay jardin verdi bi lañuy théâtre verdi la ñuy wax ñeneen ñu yóbbu leen si benn école bi nekk fii nii ñeneen ñi ak seen dëkkandoo yi yàlla may moyen rek ñu ñeneen ñi dem dëkkandi fa en attendant ba kër yàlla def li muy def mais benn dimbali woon tey benn dimbali woon si barrage dinañ leen sant gërëm leen. mais en général géej gi suy ñëw di nangu kër yi bëccëg lay xew wala si guddi si. waaw des fois mën na doon bëccëg gi des fois mën na doon guddi gi bii passé moom si guddi gi la tàmbali waaw te xam nga ne loolu wóorul bi ñu xëyee asamaan si rek ñu xam ne amul doole lool li mu jot a jël wane na lancement bi ñu xëyee dañ profité rawale ay bagages ya bari bi ñu xëyee nag si guddi gi la xala jëlaat nag leneen lii lépp si la dem lii lépp parce que lii ay néeg la woon. mais quand même amul benn blessé. non amul benn blessé moom wax dëgg fa yàlla wax dëgg yàlla moom bu ñu wax leen te dëgg tax amul benn blessé mais li mu yàq si ay matériel jàmbur kenn xamul na tey xam nga tey nit néeg bële ngay gis borom defoon na fi tey muwul baa xam ne tey jaroon na ay millions ak yeneen fii kenn waxaalew ko néeg bi loo seen ne leen borom boo nekk ni la borom rastay parce que démb tamit moom tamit valeur baa xoolee 1 million 800 yooyu yëpp mu ngi ko taxal daal dem si kaw te xamul fa la war a dëkk xam nga tamit loolu dafa métti te nun fii lan am nañu wax ngir yàlla war a sulu Diomaye ak Sonko nee nu jàppale te yàlla tax ñoom la fi yàlla teg nu nangu ko ñoom tamit nee nu jàppale ñun population bi lan bokka nee nu jàppale ne jàppale Mbaaw Ndooyeen Cekkeen Njóobeen li ñu yàlla yóbbul nii amul benn dëkk bu mu ñu ko mas a yóbbul ñuy masawu tamit waa Caaray di masawu waa Yaraax waa Belleer parce que lii lépp suñu kaw la dal nun lébuy rek la dalan nun lébu nag mën na noo xeex mën na noo xuloo mais ban pare fi noo ànde moo la jaaxal ña bari kon nañu bokk nday bokk bàyyi la masarantewu nag c'est lii nii xam ne tey moo dal suñu kaw nu ñaan nag yàlla mu yemale ko fi bu déwénee balaa déwén Diomaye ak Sonko ñu defal ñu barrage ba mag baa xam ne tey ba mucc ayib la waaw. lii lañ leen andiloon fi nga xam ne moo di Grand Mbao ndigam Dakar ak tiis bu daal di leen dal ñi nga xam ne ñoo fi dëkk nag kër géej gi daal di nangu seen kër yi jamono ji ñoo ngi dund situation bu métti ba tax na ñoo ngi ñaan état mu ñëw jàppale leen parce que jamono ji amuñu fu ñu dëkk te ca école yi rek lañ yaakaar te école yi ñoom ñëpp mun ñu si daal di dëkk ba tax na nag ñu jox leen dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.